asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Fatou Kiné Sow léeb bi nga xamante ni moom laa bëgg a présenter mi ngi tudd yéene néeg la borom a cay fanaan. Je vais vous raconter l'histoire de Mody. Il était une fois un jeune garçon Mody qui a perdu sa mère à l'âge de la puberté. Il vécut avec son père Demba, sa tante Djimbi et son demi-frère Galaye. Le père, malgré sa richesse constituée par des centaines de têtes de bétail, était apparemment une personne insignifiante. C'était Djimbi qui, à cause de son charme irrésistible, détenait le pouvoir dans la maison. Elle maltraitait Mody, qu'elle considérait comme son homme à tout faire. Tel un cerf, le garçon était téable et corvéable à chouer. Il trimait comme un âne au moment où son demi-frère Galaye était choyé. Gagne dafa amoon benn xale bu ñu naan Mody nag bi mu nekkee xale bu tuuti la yaayam génn àddina mu daal di nekk nag ak papaam ju ñu naan Demba dëkk tam ak tantaam ju ñu naan Djimbi ak doomu baayam bu ñu naan Galaye. Papa ji nag donte alal bu dul jeex la am ak jur yu baree bari amul benn baat ci këram. ki nga xamante ni moo di tantaam di Djimbi ak taaram bu jéggi dayo bi moom nag moo yor baatu kër ga. loolu tax na mu daal di singli kii nga xamante ni nii Mody di ko liggéeyloo liggéeyu kër gi yépp maanaam mu def ko comme jaam ci kër gi maanaam daal mooy mbaamu kër ga. Dans l'espoir de voir son fils devenir le seul héritier de son père, Djimbi entreprit de se débarrasser de Mody. Un jour, elle décida d'imposer journellement à ce dernier d'aller faire paître le troupeau en brousse et de laisser les bêtes s'abreuver à la rivière de Boulal. L'antre d'un génie maléfique qui dévorait tout berger qui s'y aventurait. À chaque fois que Mody, conscient du danger, changeait de direction et rentrait sain et sauf à la grande surprise de sa tante. Elle finit par le menacer de le mettre en mal avec son père. namm gi nga xamante ni tantaam joodu Djimbi namm na ko du lenn lu may doomam daal donn seen alalu baay. loolu tax na mu daal di xëy benn bis daal di forcer kii nga xamante ni moo di Mody daal di ko ne dama bëgg nag jur gi nekk ci kër gi nga dem sàmm ji ko ca benn déeg bu ñu naan déegu bu laal. déeg boobu nga xamante ni nii sàmmkat bu fa mu sa romb rek rab bi lekk na la. waaye saa yi Mody demee sàmmi rek ndeysaan dina am loo xamante ni nii dafay ñëw ci xelam rek ni ko bul aw ci yoon wi Mody daal di dellusiwaat ci kër gi ci jàmm ak salaam. loolu nag day naqari tante ji day dem di ko mujj tëkku walla mu di ko jaxase ak papaam. De peur de subir les représailles de Demba qui obéissait à Djimbi au doigt et à l'œil, l'enfant mal aimé décida de braver le danger. En se rendant à la rivière avec une chanson qui le rappelait sa mère. ragal gi nga xamante ni moom kii nga xamante ni Mody nga xamante ni nii nga xamante ni baayam sonne na ko ci kër gi nga xamante ni su ko tantaam joxañee mu daw su ko xoolee ci bët mu daw mu ne moom lii papaam di dund ci kër gi jaral na ko mu dem rek jànkonte ji ak musiba bee nekk ci dégg bul laal. Samba nag ndeysaan Mody nag ndeysaan mu ngay dem nag ca dégg ba nga xamante ni fa la rabu bul laal nekk waaye ba muy dem mu ngay woy ay woy yoo xamante ni daf koy fàttali yaayam ma nga naan aduna ko nita niteelam aduna
kunita ni telam dunia foini dunia la tijeri sanoti opolo aduna kunita ni telam aduna kunita ni telam manganan ay way gañi adina am solo dunia bi lu fi gis dafay jeex gañi nañu leen ànd booloo nañu leen ànd booloo adina amul solo mu ngay continuer di dem. Il croisa aussi Ramatou l'oiseau. Hey, je sais quelle est ta destination, malheureux garçon. Fais vite, le génie de Boulal t'attend. Il a quelque chose d'important à t'annoncer, lui dit-il. ma nga taseeg nag ndeysaan piccum Ramatou daal di ko ne yow xale bu ànd ak naqar bi xam naa fi nga xamante ni moom nga jëm waaxul gaaw rabu bu laal am na lu am solo lu mu la war a wax. Maudit trembla de tout son corps puis décida de poursuivre son chemin. Arrivé sur place, la peur de Maudit se décupla lorsqu'il fit face au génie, un être indescriptible, mi-homme, mi-animal. Pour rassurer son hôte, le génie le gratifia d'un large sourire et lui parla en ces termes. Ndeysaan bi nga xamante ni piccum Ramatou bi nag tase na ak moom mu daal di ko ne yow xale bu ànd ak naqar bi xam naa fi nga xamante ni foofu nga jëm rabu bu laala ngi lay xaar gaawal gaaw am na lu am solo lu mu la war a wax. mu di ndeysaan daal di lox yu metti waaye terewul rek mu continuer waa dem ab yoonam. mu di nag bi nga xamante ni egg na ca dégg ba nag bu mu daal di jàkkaarloog rab bi nag doon koo xamante ni nii genn wàll gi nit la waaye genn wàll gi rabu àll la nag muy lox nag waaye rab bi nag ngi ndeysaan ngir mu dalal ko mu daal di koy ree nag ree ju yaatu nag daal di koy reetaan nag daal di ko ne yow xale bi xamoon naa ni di nga ñëw fii je savais que tu allais venir mon pauvre enfant. L'obstination de ta tante ne vise qu'à te conduire à la mort pour que son fils soit le seul héritier de votre père. Écoute bien mes conseils. mu ni ko nag yow xale bi xamoon naa ni di nga ñëw fii singali gi nga xamante ni sa tante singali na la ko du dara lu mooy nga dee doomam rek doon seen alalu baay. waaye nag dama bëgg nga déglu baax li ma lay wax. Rabbi ni ko dans la vie tu défendras 3 choses: l'honneur, le foyer et la patrie. Tu estimes 3 choses: le courage, la sincérité et la reconnaissance. Et mon fils, et tu combattras 3 choses: l'injustice, la méchanceté et la lâcheté. De retour à la maison, tu comprendras que nul ne peut décider du sort de son prochain. Aucun être humain ne sait quand il mourra et surtout comment. Va mon enfant, va. C'est la fin de ta vie de paria. C'est la fin de ta vie de paria. Ndeysaan mu di nag bi mu jàkkaarloog rab bi ba rab bi daal di koy wax loolu nag ni ko dama bëgg nag nga déglu ma nag ma wax la ñi mbir yi nga xamante ni moom laa lay dénku. mu ni ko yow sama doom bëgg naa ci àddina bii na nga ma wattul ñett yi sama doom. mu ni ko na nga wattu sa ngor yow sama doom. mu ni ko na nga wattu sa dëkkuwaay sama doom. na nga wattu sam réew. mu ni ko sama doom bëgg naa nga soppal ma ñett yi ci àddina bi. mu ni ko sama doom bul ànd ci lu dul dëgg sama doom. mu ni ko yow sama doom dama bëgg nga déglul ma ñetti mbir yii. mu ni ko ci àddina bi fii ñu nekk. mu ni ko dama bëgg nga wattul ma sa ngor yow sama doom na nga wattu sa kër. ni ko yow sama doom na nga wattu sam réew. mu ni ko sama doom na nga ma soppal ñett yi.
mu ne ko sama doom na nga sàmm sa ngor na nga gore yow sama doom mu ne ko sama doom deel dox toujours dëgg na dëgg nekk ci yow sama doom mu ne ko nag sama doom nekkal koo xamante ni ku la defal lu baax bul ko fàtte bul fàtte mukk ku la defal lu baax mu ne ko sama doom na nga xeex nag ñetti mbir yi ma lay wax mu ne ko ci àddina bii yow sama doom dama bëgg nga soppal ma ñetti mbir yi na nga ma wattul ñetti mbir yi sama doom mu ne ko na nga sàmm sa ngor sama doom na nga sàmm sa dëkkuwaay ay sama doom mu ne ko na nga wattu sam réew mu ne ko bëgg naa nag nga soppal ma ñetti mbir yi sama doom mu ne ko sama doom na ngay dox ci dëgg sama doom na nga doon koo xamante ni nii day fàttaliku ku ko defal lu baax bu mu ko fàtte mukk ni ko sama doom nit ku baax day am jom ni ko sama doom bëgg naa nag nga xeex nag ñetti mbir yi ci sa bopp sama doom ni ko sama doom bul ànd ci lu dul dëgg mukk ni ko sama doom bul nekk ku soxor sama doom bul soxor mukk ni ko sama doom nag bul doon wërkat wër baaxul bul wër mukk sama doom mu ni ko soo delloo ca kër ga di nga xam ne kenn ci ñun ñii ku nekk warul fexe génnuk moroomam mu ni ko soo delloo ca kër ga di nga xam ne kenn ci ñun ñii ku ne xamul kañ lay dee ak fan la ak naka la mu ni ko demal sama doom demal sa dund gu metti gi jeex na mu di Nosa Pipemo et reprit le chemin du retour avec sa chanson Aduna kunita ni cielam dunia foyni dunia la cijeri sanodi ubulu aduna kunita ni cielam mu di nag bi Rabbi waxee loolu ba pare ñemewula tontu benn baat xanaa rek lu dul mu wàññeeku waat di ñibbi dellu ci kër ga ak woyam yooyu nga xamante ni mu nga koy fàttali yaayam mu naan addina amul solo dunia bi dafay jeex ay gaañi nañ leen ànd booloo loo fi gis dafay jeex. Arrivé à la maison, il y trouvait tous les habitants du village. Sa tante avait le visage inondé de larmes. Son père était inconsolable. Son demi-frère, Galaye, venait de rendre l'âme. Et c'est à cet instant que Maudit comprit le message plein de sagesse du génie et devenir le seul héritier de son père. xale yi bi nga xamante ni nag Maudit mu ngay aw ca yoon ba di ñibbi ak woyam yooyu muy woy di koy fàttali yaayam naan àddina amul solo nañ leen ànd booloo ba mu agsee ba ca biir dëkk ba rek mu daal di gis du dëkk ba yépp fees dell seen biir kër ndeysaan mu gis tantaam kanam gi fees dell ak rangooñ mu daal di xool papa ci kenn mun koo noppiloo ñu daal di ko ne Galaay sa rakk doomu baay Galaay moo daal di génn àddina ci la Maudit daal di xam nag li nga xamante ni moom la ko rabu bu laal doon wax mu mujj nekk nag doon ki nga xamante ni moom rek mooy doon alalu baayam gaañi fii la lépp doxe ku ko njëkk foon tàbbi àjjana muy yéen a nekk la nag borooma ca fanaan. Je vous remercie et merci beaucoup à tous. Au revoir.